tagal salminde on emin jogino alhaali dental ngal fofof eɓe mbanno bottari to galle to alhamdulillahi rabbil alamina kadi eɓe mbaɗi eɓe guitti eɓe ndendini nde wonno hôpital o namdi ko darede e daranede hôpital way kono inde ni neɗɗo so inni inde muɗum yiɓɓe muɗum mbaɗat e inde nde hunde mon fof adda ɓe gadda gawri ɓe gaddana ɗum ko indeli men aadaji meɗen eɗen gandi ɗum waɗi hôpital noon ko wayni so tawi Allah teddiniri ɗum leñol ngol innirama mawɗo mabɓe enen fof mon fof ne foti wadde hen hunde pour darnude ɗo hunde ko wayno mahanteri kala ko manque e hôtel o inchallahu taala mamin liggodiri hen e madame la directrice mawɗo gonɗo ɗo e Souleymani Gassama e Sara Diarra e Ceerno Abdoul Dafel min liggodiri min ƴeewa holko foti manqude e hôpital he beele enen fof kala ɗo almuɗo ceerno kala ɗo jiɗɗo ceerno radiallahu anhu waɗi taw ene waɗa hen junngo muɗum e yamirore ceerno meɗen ceerno Cheikh Tidiane Baro inchallahu taala ko ɗum taw jinnomi famnude on beele kono min jii darde moɗon min jii yidde moɗon min jiyani on alhamdulillahi rabbil alamina hôpital o yii andi yii ko meeɗa yiide eɗen jettata ɗum Allah subhanahu wa taala eɗen gandi Fouta foof ari tedduɓe Fouta foof ari moƴƴuɓe Fouta foof gari alhamdulillahi rabbil alamin heddo noon nde wonno ko e nder mabɓe gonɗen kaalen ɗemgal mabɓe ɗum addi ɗum ɗon kono emin jaafono on no feewi ko ɗum ɗo to wonno fayida o emin ndendino ɗo million ngaji ɗiɗi ene famɗi no feewi kono noon emin jawi ɗum min totta ɗum mawɗo hôpital o wallitoro dépense hôpital o ko waɗaɗo e golle ɗe fof ko kanko goto woni hen inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullah min totta magi jox teranga bi jaarale ko mi rewna ɗum ci suma rak ki nga xam ne e miñam minen ndendi golle ɗe ñoo bokk liggéey bi suma nekkul fii moomo fay taxawal sumi alaɗo ko on dari hen suma nekkee fii ma jox ko kaddu du def mukk dara o watta hay batte sona o wiya kam holno mbaɗeten suma rakkale di jarbaat moo ëpp doole doom ci waajur bi jarbaat la mooy Ceerno Souleymani Gassama ma yëkkati teraanga famille bi yëpp ci ndigalu Ceerno Cheikh Tidiane Baro e inde Ceerno Cheikh Tidiane Baro Ceerno Alaji Sara moo koy jox on ne kadi nan ɗo ko almudo ceerno ko fof ceerno mooy yëkkati xaalis bi jox ko Souleymani Gassama mu jox ko madame la directrice inchallahu taala jërëjëf kon nag lu amul seede baaxul mi ngi noonu ñu immortaliser ko añ bi tamit inchallahu taala waa kër gi yëpp galle men fofof ɓe ndendinine ɓe ndefino bottaari togga nañu añ pour malade yi fi nekk ñu jox ko teg ko ci kaw kilifa kër gi moom moo xam fi mu koy jaarale ñun amuñu benn fenn fu ñuy jaar ku dul ci moom la ko yàlla terale ci teraanga bi ci loxoom la ko jaarale teddugal ngal koye junguma ko Allah rewni inchallahu taala añ bi bu ngi jógee kër ga botaare ndi ene wondude e fur wi foofu ara inchallahu taala ñu teg ko sa loxo yaa xam ñan nga ko ci seddal ñëpp nag ba mu des séeréer yi asalaamaaleykum wa rahmatullah séeréer yi ñooy premier kon nag Thierno yow tamit a jaarama ma bëgg ngeen tàccu lii lu baax a baax على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرضا عن شيخنا وممدنا ووسيلتنا إلى ربنا شيخنا أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته السلام عليكم wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi ginnaaw ba ñu sante yàlla màggal ko kañ ko ñuy julli itam di sëlmal ci sangi-sang yi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yi tamit yàlla wàccee yërmandem ak ngërëmam ci sunu sëriñ Cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu ak mboolem
xulafaam yëpp ak mboolem muqaddamam yëpp ak mboolem taalibeem yëpp ba yegg ci sunu sëriñ bi nga xam ne moo waral suñu daje fii tey ci biir hôpital bii muy Thierno Mouhamadul Mansour Ahmad Baro radiyallahu taala anhu. ñu ngi nuyu nag mboolem yëpp di jiital ci nuyoo yi suñu autorités yi nga xam ne ñu ngi fii teew maanaam monsieur le préfet monsieur le maire ak autorités yi nga xam ne ñoom ñooy autorité hôpital bi madame la directrice ñu ngi koy nuyu di nuyu itam personnel bi di nuyu ñëpp ci turu Thierno Cheikh Ahmed Tidiane Baro mi nga xam ne moom mooy xalifa yi njaboot bi yëpp moo ñu yónni fii moo ñu yebal fii ni ngeen ko xamee man nag Cherif Chamsuddin Haydara laa tudd may doom ci xadara bi may taalibe ci xadara bi ñu délégué ma naa am lu ma sof tuuti ci dund góor gi ki nga xam ne moom la ñu tuddee hôpital bii Thierno Mouhamadul Mansour Baro radiyallahu taala anhu maa ngi doon ñaan yàlla nag am jot am lu yaatu loo xam ne dinaa mën a wax tuuti ci góor gi lu bokkeewul ak li nga xam ne moom la ñu bind ci kayit yi nga xam ne jox nañ ko nit ñi ndax kayit yi lépp a ngi ci maanaam biographie am li ñu war a xam ne doomi Thierno Ahmad Baro la radiyallahu taala anhu ak Thierno Ahmad Baro nu mu ñëwee fii ci biir Mbuur ak bi nga xam ne ci la ñëw fii ak Thierno Mouhamadul Mansour Baro radiyallahu taala ba mu gën a see àddina ñëpp ñu ngi ko yor fii di ko tiim ci seen loxo loolu jarul ma ci dellusiwaat day guddal jataay bi ak Thierno Ahmad Baro radiyallahu taala anhu nu Thierno nekkee woon ak moom ndax moom dafa nekkoon ak baayam nekkeewul ak moom nekk nu doom di nekkee ak baayam kese ne sama baay la déedéet doom la naam jox ko cër boobu jox ko wàccuwaay boobu ba mat sëkk waaye dafa nekkoon taalibeem moom moo njëkk nekk sëriñu Thierno Mouhamadul Mansour ndax dafa xam li ci baayam mu nekk góoru yàlla bu tedd góoru yàlla bu yegg macha allah ci Fuuta bokk ci njaboot yi gën a tedd yu gën a màgg ci Fuuta tey amul benn fuutanke boo xam ne noobul nga te bokkoo ak Thierno Ahmad Baro radiyallahu taala anhu bokk ci imaami Fuuta yi jóge foofu jàngee ci Mauritanie moom Thierno Ahmad Baro radiyallahu taala lépp lu ñu war a xam ci alquranil karim yàlla xamal ko demoon na ba yegg dayoo ci alquran suy jàng alquran yàlla da koy déglu loolu weesu na suñu nopp sax waaye yàlla da koy déglu man mi maa ko seede suy jàng alquran yàlla da koy déglu moom Thierno Ahmad Baro radiyallahu taala anhu ci sellam ak sellalam jàng ko mokkal ko man ko mu jóge foofu dellu siwaat Fuuta ginnaaw bu mu jàngee yu mu waroon jàng yépp ñëw nag laaj si ndax moom dajewul ak baayam ci biir àddina ci kaw suuf bu muy gane si àddina fekk baayam dëddu na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekkentewul fii ak baayam moom Thierno Ahmad Baro radiyallahu taala loolu la ko yàlla defal mu ñëw mu laajte yaayam way juróom bu jigéen ndax way juróom bu jigéen dafa bokk ci Mali ci Nioro am fa njaboot waaye ginnaaw boobu nag mu jóge foofu ñëw fii ci Mbuur ñëw seet si doomam bi nga xam ne mu nga doon sëyee fii ci Mbuur doomam boobu nag moom ak Thierno Ahmad Baro radiyallahu taala ñoo bokk benn yaay bokk benn ndey mu ne nag ko dinaa dem Mbuur dem seeti ci sama yaay ginnaaw nag ñibbisi naa jàng naa ba noppi mën naa alquran mokkal naa ko ma dem seeti ko Mbuur loolu moo ko indi Mbuur mu ñëw dugg biir Mbuur bu mu ñëw yegg si fii ci Mbuur ak alquranam bu sell ak leeru yàlla bi nga xam ne yàlla def na ko ci moom ndax moom wali yu la wilaaya boobu du wilaaya boo xam ne dañ koy puuke wala dañ koy ndamoo ñoo am nañu lu raw wilaaya lu weesu wilaaya leer bi nga xam ne dugal na ko fii ci Mbuur magi Mbuur yëpp gis nañ ko mu indi fi alquran bu set wecc alquran boo xam ne ñëpp naw ko ci mag yi mu fi daje woon ñëpp ci jamono jooju xam nañ ko moom Cheikh Ahmad Baro radiyallahu taala ñu dalal ko fii ci Mbuur na moom dafa ñëwoon seet si way juram kese gis ko saafanteeg moom nuyanteeg moom dem waaye fekk du loolu la yàlla dogal fekk Mbuur yàlla mu ngi ko cëralee cër bii lumière bi nga xam ne indi na ko daf ko war a tas ci biir Mbuur mu déparé fii nag law ci biir àddina yëpp ndax leer bi bàyyiwul fenn ci biir àddina bàyyiwul fenn waxuma la Afrique waxuma la Europe waxuma la Asie waaye àddina bi yëpp ba ca barzax leer bi kenn xamul dayoom ndax leeru yàlla la leeru yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam laata muy ñëw fii ci Mbuur nag
la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax moom Cheikh na Ahmad Baro radiyallahu taala ne di nga am njaboot mu wax ko njabootam yëpp nu muy demee xam nga kooku du juum kooku wax nañ ko dundam yëpp wax ko ñaata lay am ci doom ñaata lay meññ doom yi jigéen ñi góor ñi ñëpp mu wax leen mu ne sa taaw nag mooy Thierno Mouhamadul Mansour kooku Mouhamad man maa ko tuddee sama bopp moo tax nag hôpital bi mun nañu namoo ne du Mouhamad boo xam dañ koo jéegaane wala dañoo dem nag nga jël sa doom tuddee ko Mouhamad xam nga sa doom yaa ko tuddee Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam te donte sax xam nañu li nekk ci loolu ci yiw lu ñu tuddee Mouhamad rek raw nga képp ku tudd Mouhamad jàpp ci ngoy ci xamal ne am nga ak ramm bésu penc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi mukk Mouhamad di dugg safara te yàlla du ko nangu xam nga ñu ne ñuy dugg safara sax dañ leen di wecci dootuñu nekk Mouhamad ñun suñu jëmm yi du dugg safara dañ koy wecci def ko beneen jëmm mu soog a dugg safara waaye Mouhamad du dugg safara mukk ndax suñu jëmm yi Mouhamad la ay Mouhamadiyeen la ñun mooy xalaqa aadama ala suurati yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa taaw Mouhamad la tudd maa ko tuddee sama bopp waaye Mouhamad al Mansour laa ko tànnal yi tamit tànnalu ko Mouhamadul Moustapha Mouhamadul Moujtaba Mouhamadul Habib du jeex Mouhamad Chamsuddin mii ñëpp yooyu yëpp am na waaye mu ne ko Mouhamadul Mansour ki ñu dimbale ki moo tax Thierno dañ koo jàppale dañ koo dimbale laata mu ñëw ci àddina yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàppale moo ko dimbale ci ndimbalum yàlla subhanahu wa taala mu ne ko su ganee see àddina itam maa tippoo léppam maa ko garanti moo tax Thierno mel ni mu mel moo tax nag nit ñi war nañu xam ne Thierno dañu ko préparé ci teel ci ci maamam bu jigéen ci ay maamam bu góor way juram bu góor Thierno Ahmad Baro ci way juram itamit soxna maam Maram Gueye wax nañ ko léegi ñëpp ay nitu yàlla lañ ñëpp ay awliya lañ Tamsir Mbaye Gueye ñëpp xam nañ ne wali yu kaamil la mu bokk ci labdaal yi ñi xam loolu dinaa leen ko wax mu dugg seeni nopp ñu meññ ko fii ci Mbuur moom laata Thierno du ñëw fekk loolu yëpp wax nañ ko waaye nag lan la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fii nga ñëw fii ci Mbuur xamal ne fii mooy sa dëkkuwaay fii ci wetu ndox mi fii laa la dëkkal boole ko Seydil Hadj Malick ndax fi mu doon def xalwaam yi di jàng alquran ndax moom danaan def silk su ngoonee day dem fii ci tefesu géej bi di jàng alquran suy jàng alquran da ngay gis asamaan si day def ay dënn ñu ko daan gis ci jamono jooj dañ koy gis dañ koy sentir xam ne am na koy jàng alquran koo xam ne malawul aala yëpp malaaka yi yëpp ñu ngi koy déglu xadara yàlla bi yëpp ñu ngi koy déglu yonente bi salaa sallam ne fii ngay dëkk sama turandoo fii lay ganisee àddina 1925 leer boobu wàcc fii ci Mbuur bu mu wàccee fii ci Mbuur ci la Mbuur leer xoolal muy wax léegi centenaire bi ne 1926 du loolu la wax ba 2026 benn at dafa gane si àddina rek commune de Mbuur taxaw 1926 kon nga xam ne kooku mooy Mbuur gis nga hôpital bi ki ngeen ko tuddee mooy Mbuur doomi Mbuur yëpp war nañ koo jël référence ndax dafa nekk référence ci lépp ci doom baayam nu mu nekkee taalibeem nekk référence yi tamit ci nekk taalibe loolu dinaa ci dikk léegi ndax moom ginnaaw bi nga xam ne Thierno Ahmad Baro radiyallahu taala anhu meññ na ko dafa ñëw indaale ak léppam mot sëkk moom dafa judd rek mot jaarul ci lenn nekk nitu kaamil soo ko gisee sopp ko soo ko gisee bëgg ko mu teg tànkam ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu gën a jafe ndax di dox ci kaw ndox wala di naaw ci jaww ji wala di def ay xar baax yow li ñëpp a koy def njabarkat yi sax ñu ngi koy def tubaab yaa ngi koy def ñëpp a ngi koy def magiciens yi ñu ngi def ay magie di jaaxal nit ñi waaye xam nga lan moo gën a doy waar lu gën a jafe lu gën a yéeme karaama bu gën a mag mooy nga teg sa tànk ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma nag di ko woote di woote sunna ne man nitu sunna laa waaye ku dugg sa biir kër rek jéppi la ku dugg sa biir kër jéppi la alquran bi neex na lool mën nañ zikkar yi mën nañ tur yàlla yi salaatul fatihi baa ngi jolli wasifa yaa ngi dem waaye sunna bi anamu loolu mooy problème bi sunna nag dafa nekkoon ci boobu maydaan kenn du rawanteeg moom foofu man waxuma sax ñun taalibe yi déedéet du ñun lay rawante ci loolu waaye nag sëriñ su mag si ñooñu lay rawantee ci loolu ci sunna ndax ñooñu ñoo ko nawoon ci loolu te ñooñu ñoo ko nanguloon yi tamit mu bokk nag ci baqiyatu salafi saalih
ñëw ci jamono joo xam ne dafa weetoon moom Thierno Mouhamadul Mansour ndax ñun ñi nga xam ne ñooy ay ndaw ñu nekkoon ci wetam da nga daan dégg dënnam ñu mu daan def ndax jamono ji mu dajeel du jamonoom dafa mel ni ko biddante mu ñëw ci jamono joo xam ne amu fa maas déedéet moom ñoom Seydil Hadj Malick ñoom maam Borom Touba ñoom Seydi Abdul Qadir al Jeylaani ñoom Cheikh Saad bu Abi ñoom mag ñooñu ñoom Mouhamadou Niass Seydi Mouhamad Niass sëriñ yooyu cheikh yu mag yooyu ñooñu la tolloo woon jamono waaye moom mu ñëw ci jamono bi avec un peu de retard mu ñëw nag bu mu ñëwee nag mooy mu ñëw mu dekkal si lii mu dekkal ko fii ci Mbour ci biir Afrique xoolal koo xam ne 25 ans 26 ans commencé naa def tournée africaine dem ci sous-région bi dem Sierra Leone dem ba ca Burundi ba Bujumbura benn juma boo xam ne ubbi na ko boobu kaset yi ñun ñu ngi koy gis dem Guinée dem Côte d'Ivoire lépp mu ubbi ko Gabon waxuma ko Congo waxuma ko mu def Afrique bi yëpp ñaari Congo yëpp mu def ko bu ma paree ci loolu ci la sooga nag songu li ci des li moo tax nag bu muy dem sax France mi nga xam ne moom la ñuy wax nga xam ne tey liggéeyam mu gën a fësee foofu ca Mantes-la-Jolie 74 la fa dem ci ndigalu sëriñam yi xam nga moom baayam bu mu génnee àddina fa génn àddina fu mu tëddi noonu balaa muy indi mbalaan bi ci kawam foofu la jëlee loxoom jox ko taalibe baayam muy Seydi El Hadji Mouhamed Saïdou radiyallahu taala mi nga xam ne mooy def daakar kooku taalibe Thierno Ahmed Baro la Thierno Ahmed Baro maanaam mag yi ngay dégg Fuuta awliyaa yi wali yi mag yi ñëpp ay taalibeem lañu dañ daan ñëw fii di root si moom daawa woon taxaw sax doo tardé da ngay ñëw rek mu branché la nga dem sa yoon ñëpp nekk ay taalibe baayam waaye muy ñaan yàlla ne baayam su génnee àddina yàlla na ko yàlla woon ki nga xam ne foofu la mbootu baayam bi nga xam ne moo nekkoon ci loxoom donte sax moom jël na ci lu bari waaye am na loo xam ne yàlla dénk na ko kooku moom mu dem mu tarbi ci kooku continuer ndax rek bëgg nekk taalibe gis nga foofu la jàngalee nekk taalibe xalifa bu toll ni Thierno Mouhamadou Mansour Baro dem Madina Gounass nekk fa ñaar fukki at ak lu teg du sol dàll takk ndiggam guddi ak bëccëg di liggéey di béy di tabax ba jumaay Madina Gounass bii ngeen di gis ci daaka bi moom moo ko tabax moo ko tabaxal boppam ndax yàlla daf ko mayoon xam-xam yi yëpp lu tax may ko xam-xam yi yëpp moom ci unité centrale bi nga xam ne moo yor addina bi mooy leer yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne foofu mooy ballukaay xam-xam yi moom foofu la taxaw ndax dafa doon na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy Muhammad mooy Muhammad mooy Muhammad mu nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fànnam yëpp ba jeex ci moom moo tax nag man su fekkente ne taxaw naa fi ma nekk doomam boo xam ne moo ma jël ci zéro la ma jëlee tabax ma defar ma ba ma yegg fii lii nga xam ne moo nekk sama dënn ak liñ ma woo lanaa ko fi wax xeju fi waaye rek bëgg a wax rek yéen waa hôpital bi xam leen ne am ngeen ndam hôpital bi kenn du ko tuddee hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Baro ba li ngeen di mbébét ak li ngeen bëgg hôpital bi fi école hôpital bi dina yegg niveau 4 wala wax leen man da xam ne yeneen niveau dina fa yegg insha allahu taala te képp koo xam ne dugal nañ ko fii ci hôpital bi muy malade ci barke Thierno Mouhamadou Mansour dina wér ndax moom yàlla da koo dimbale ci lépp fu mu dugg rek day barkeel moo tax nag nit ñi wax nañu côté yu baari waaye nag da ngeen mën ne naa gàttal nag nan laay def waaye nag maa ngi nuyu suñu mbokk Fuuta yi e mbiɗa salmina on no feewi ko yidde tan konngol Pulaar la budda haale hen sabu teddungal ngal ɗo ko teddungal ceerno men ceerno Mouhamadou Mansour Ahmad Baro radiyallahu taala anhu aha min kaalat Pulaar de min kaalat Pulaar noon keɗo de ko raɓɓiɗi fof min kaalat Pulaar min kaala sabu minen ko ɗum min muyni ñun loolu lañ namp man mii di wax ni man du ma wolof man haal pulaar laa tukulóor laa haal pulaar laa fuutanke laa te Thierno Mouhamadou Mansour radiyallahu taala anhu waxoon na ne moom amul ethnie moom cosaanawul fenn o jeyaaka hay nokku kono noon ko juulɗo ko tijjaniyenke ko sunniyenke dafa daan liggéey ci tariqa Cheikh na Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu waaye nag amul ethnie loolu la daan wax ndax dafa jëflante woon ak ñëpp seexluwul kenn o nefaani hay gooto o nefaani kala neɗɗo jooliiɗo ko on o yoltata ko ɗum wonno golle makko ceerno ku ɗon waaja lab di lab ñooñu la jël génnee leen dafa wax nit ki laa taqnatu min rahmatillah nit ki warul naagu mukk ci yërmande yàlla ne doo ko amati ne yàqu naa mu ne kenn du yàqu amul fooy egg foo xam ne mën nañ laa defaraat moom nag ñooñu la jël ñi nga xam ne ñoo gën a doy waar ci àddina bi ñu gën a sikk ñu mel ni man ñooñu la jël defaraat leen ba ñu mel nii yeggale leen ci yàlla yeggal leen ci hadara yàlla ɗum waɗi noon eɗen jetta Allah ziyara o ari fuutankoɓe fof ngari notitade ceerno men e weltare
eɗen nganndi enen fof en kejjataa ɗo kono noon ceerno Doro La en ceerno Ahmad Tidiani Niane en ceerno Baba Issa Niane en heddiiɓe limtuɗo fof juumat kono noon daka o ziyara o fof tawnama ɗo e inde ceerno noon min gonno koye haalde ngal ɗo teddungal ngal Allah waɗani en kono oɗo hôpital Mbour innirede ɗum ceerno Mouhamadoul Mansour wa yemmucci hôpital bi mbedde mi tamit boulevard bi waaw bokkuti eyyi wadde ko hôpital o tan kaaleten hôpital o indina ceerno Mouhamadoul Mansour Baro radiyallahu taala anhu ɗum noon en jettiri ɗum Allah eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah jaɓanen fof sa barke Allah e neraɗo mum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fi mu toll nii dañuy toog mën nañoo toog ba ngoon jot kenn du tudd Abdou Diouf mën nañoo toog ba ngoon jot kenn du tudd ab Senghor mën nañoo toog ba ngoon jot kenn du tudd président Macky Sall sooy xool mais tey ñi nga xam ne ñu ngi doon def lu baax te yàlla rek tax jusqu'à présent bi ñu fi jógee ba tey yàgg na mais seen tur du fay kon nañu sax ci lu baax c'est plus simple loolu moo gën parce que lii day jeex nañ bàyyi pukkare yi dem ci les nécessités parce que nit dafa sacré dinaa ko waxaat lii nag waxuñ ko pour par exemple andi lii mais dañ koy wax parce que dañ koy dund li ngay dund ak liñ lay wax ak liñ lay nettali bokkul hôpital bi méritowul li mu nekkee Mbour méritowul hôpital bi mu am te tur biñ ko jox na ko wuyoo parce que on est tous en danger maa ngi lancé appel bi ci préfet wax ko ne ko agent de santé yu Mbour ils sont en danger li ko waral mooy dañoo toll foo xam ne même suñ amul place amuñu droit ne amuñu place am na ñu tëj ay Kaolack am na ñu tëj ay Louga am na ñu tëj ay Diourbel ci ay problème awma place problème am ñuy wax loolu du ci ñun c'est-à-dire mono dans un hôpital du département qui a 27 lits au niveau de la maternité 19 lits au niveau des urgences ça c'est pas sérieux quoi qu'on dise parce que nag aussi fii nii ku ne sa loxo ngay ngéegénaayoo suba fii amuñu lu ñuy tiit pour wax ko amuñu lu ñuy ruus pour wax ko lu dul dëgg ndax dëgg rek mooy mujj nañu dimbali xam ne tey bu ñu tuddee tur bu sel bi nga xam ne vraiment def na lu ne Sénégal yëpp xam nañ ko monde bi xam nañ ko ñu tuddee ko tur bi jóge fit suba après ñu bàyyi noonu loolu soxlawuñ ko dañoo bëgg tey ginnaaw tey ñu def hôpital bi mu niroog hôpital parce que c'est temps ngeen baal ma merci. Parce que parfois dañuy tere pollution sonore bu bëri mais lii lu mënta ñàkk la ci 19e édition bi nga xam ni ñi ngi amal di màggal benn jëmm boo xam ni kenn du ko tuddati ci biir Sénégal ñu ne la xamuñu ko kenn du ko tudd ci biir Afrique ñu ne la xamuñu ko kenn du ko tudd it ci àdduna wërngël képp nit ne xawma Thierno Mohamed Mansour Baro kon tey jii nag bu ñu yàlla mayee fekkee tal ak mën ak wér gu ñu ñëwee teew fii dañuy ubbi kaddu yi au nom de la famille di remercier monsieur le maire Cheikh Issa Sall maire de Mbour moom mooy porte d'entrée bu ñu ñëwee officiellement ci cérémonie mais ginnaaw monsieur le maire jotaay bi dafa am deux caractères un caractère religieux muy le pouvoir spirituel et un caractère temporel muy le pouvoir temporel moo tax bu ngeen gisee ci jotaay bi monsieur le préfet toog feggoog waa kër Thierno Mansour Baro ngeen xam ni kon Sénégal ci banqaas yii la mën a doxe kon nag ci ndigalu Cheikh Tidiane Baro moom mi nga xam ni mooy xalifay kër gi moom la ñuy ubbee ñu di ko nuyu di ko jox wàccuwaayam waaye moom nag tey dafa ànd ak ay magam ay rakkam ay xaritam ay jigéenam waa dental gi yépp ñu jiital ki nga xam ne moom mooy Thierno Ibn
Oumar Baro ñu ñaan mu jóg taxaw ñu beral ko cant beral ko ngërëm beral ko nuyoo ziyaare ko jox ko wàccuwaayam Ibnu ñu ngi lay ziyaar bu wér-wér mbokk yi jàpp naa ni fulla ak dayo bi njaboot gi jox jotaay bi ni mel tax na Thierno ñëwul moom dong képp bu ñëwoon mu mat ci cérémonie waaye ànd na si ak ki nga xam ni moom mooy Thierno Souleymane Baro Gassama moom itamit ñu nuyu ko jox ko wàccuwaayam ànd na si ki nga xam ni moom mooy Cheikh Tidiane Lam un éminent magistrat nit koo xam ni ku ñu ràññee la di inspecteur général de l'administration de la justice muy IGAJ kon monsieur Lam ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ziyaar ñu ni deetawaay ñu toftal ci ki nga xam ni mi ngi wuyoo ci turu Pape Ñing nekk banque islamique moom itamit nuyu nañ ko bu baax a baax inspecteur Abdoul Daf moom itamit ku ñu ràññee la ci liggéeyam ku ñu ràññee la ci taxawaayam ku ñu ràññee la ci réew mi moom itamit ñëw na ànd ci délégation bi nu mel nahlu kazalika Sara Jara moom itamit mi ngi ci délégation bi El Hadj Mamadou Niang moom itamit ñëw na jëmmal bés bi noonu nga xam ni noonu la ko Abdoulaye Kassé tamit defe waaye Cheikh Tidiane Samb moom itamit ziyaare nañ ko bu baax a baax muy ku ñu ràññee ku ñu jox cëram jox ko wàccuwaayam Abdoul Ba moom itamit ànd na si noonu nga xam ne noonu la ci El Hadji Malick Diouf nekk délégué de quartier ñuy jox wàccuwaay ji délégué de quartier yi yëpp moom teewu fi waaye yebal na ki nga xam ni moom mooy Pape Malang Camara di secrétaire général bi pour que mu ñëw jëmmal mbégte gi nga xam ni moom la délégué de quartier yi yëpp am ci nii nga xam ni moom la ñu bàyyeelee structure de santé bi Siré Ndaw nuyu nañ la docteur Girassi bàyyi nañ la xel bu baax a baax waaye dafa am koo xam ni relation particulière bi mu am moom ab Ibn dafa xaw a particulière ma bëggoon suma xarit Papa Diouf jóg moom itamit taxaw ngeen nuyu ko ziar ko moom mii nga xam ni c'est un éminent musicien ñu xam ko bu baax a baax ci disponibilité am mais aussi le caractère social bi mu am parce que dafa taxawal benn ONG nga xam ni ci wàllu social lay yëngu kon bu taxawee si jotaay bi war nañ koo mën a nuyu jox ko wàccuwaayam ngeen baal ma ci mbokk yeeg xarit yi yaakaar naa ni tey bu ñuy màggal 19e édition ziyaara bi 18 éditions yi yëpp jàll mais 19e édition bi dafa am un caractère très particulier parce que bu ngeen xoolee toutes les forces de défense et de sécurité nu ñu taxawee respectueusement ñu nuyu leen jox leen seen wàccuwaay structure de santé bi biñ koy taxawal social moo tax ñu taxawal ko mais dafa am beneen caractère ak beneen dimension bi si dugg état jëmmal ko muy le partenariat public privé partenariat public privé bu duggee mu am loo xamante ni dañ ko ci war a liggéey pour que santé nekk une réalité santé nekk na une réalité
mais les difficultés existent et persistent toujours noonu ko représentant personnel bi waxee léegi ku ne xam na li am na mu amee mais tey bu nguur jëlee décision ànd koog le conseil municipal ba ni tuddee nañu structure de santé bi kenn koo xam ni référence la fii ci biir Mbour kon jàpp naa ni la solution sera vite trouvée parce que la détermination de la famille dootul ci teggeeti tànkam ci suivi ci accompagnement mais aussi jàppale personnel de santé bi pour que tous les projets yi nga xam ne am ngeen ko en interne ngeen mën koo relever dans un cadre de discussion et de dialogue de manière très apaisée mbokk yeeg xarit yi dama ñëw fekk fi sama mag te damay bañ bu ñu ñibbee gànjool mu dóor ma di ko beral nuyoo muy Adama Sow mii toog nekk un ouvrier de la santé nekk quelqu'un de très engagé de très disponible au niveau des finances au plan social au plan sanitaire monsieur Sow maa ngi lay ziar bu wér a wér kon nag dañu bëgg mu am un caractère assez sacré du nu mën di continuer di xuus ci débat bi mais mënoon nañu am yeneen jotaay yoo xamante ni dinañu mën a gën a approfondir li nga xam ni moom mooy échange yi waaye am na ñoo xam ne dinañ fi yëkkati kàddu ñett la ñuy doon mais bu nu dee wax ci ki nga xam ne moom mooy Thierno Mouhamadoul Mansour Baro radiyallahu taala anhu mën na noo xam ni doon na un guide spirituel exceptionnel et d'exception celui-là qui a très tôt compris qu'à côté de l'enseignement public, il fallait un autre enseignement, modèle et référence, muy l'enseignement spirituel, pour que ñu ànd former ndaw ñi jàppale leen def ci ñoom xam-xam ñu mën a am seeni yitte moom nag doon na un érudit un guide spirituel éminent ginnaaw bi mu juddoo fii ci biir Mbour ci atum 1925 moom Thierno Ahmadou Baro meññeef la ci ki nga xam ni moom mooy suñu maam Mariama Gueye yàlla na suuf oyof ci kawam ak ki nga xam ni moom ku ñu xàmmee la woon ràññee ko muy ku bëgg te am cofeel ci Sidi Hadj Malick Sy kon nag Sidi Hadj Malick Sy radiyallahu taala anhu moo tax moom Thierno Mouhamadoul Mansour Baro laxasaayu taxaw ngir liggéeyal l'islam ci jaayante gi nag taxaw na ci biir Afrique génn Afrique dem Europe jóge Europe def ay mission un peu partout dans le monde ba tey foo tudd turam mu dëppoog ñëpp di ni waaw góor ci jàmbaaru l'islam bi may introduire Cheikh Tidiane Sam mu sandil ma ci tuuti ay kaddu ndaxte koo fekk ci jotaay te ku ne ràññee ko nan ko bëggee nan ko fonkee ak nan ko joxee cëram mënuñu lu muy ñu jox ko kaddu mu sandi ci laata may dellu si waat di àggali li nga xam ne mooy yéene yi. jërëjëf Sow ñi ngi lay sant bu baax daanaka li nga waxoon rek mën naa yembal jataay bi ci wàllu ñu xam góoru yàlla gu tedd googu nga xam ni wal fata in shabahat afaaluhu afaala walihi fa laysa bi zalimin olof yi dañu naan dëgg gi jam sa maam jam sa baay su jamul doom dafa teggi yoon ci lu gàtt ma nuyu ziyaar jox cër suñu autorité yu baax yi nga xam ni dëgg nag dañoo taaral jataay bi ci seen jëm waaye seen ay jëf yu rafet jiitu jataayu tey bii
muy monsieur le préfet du département de Mbour bii toog préfet ñun waa Mbour dañuy sant yàlla ci bi la administration indee Mbour ngir sa compétence sa xam-xam mais sa yar ak sa dal ba lu xew Mbour bu ñu nee ana préfet lu mu mën a nekk bu ci bëggee saafara wala solution le préfet Amadou Diop digga ci taxaw yàlla na la yàlla fay. Monsieur le maire de la commune de Mbour Cheikh Issa Sall doy na sëkk doy na nga xalaat ni 1926 ak 2026 centenaire commune de Mbour jot na te woo naa ñëpp ci sama wet jiital ci kilifa diine yi ñu ñaanal ma ànd ak population yi ñu célébrer ko pour wan doy dayooyu dëkk bi. Monsieur le maire Cheikh Issa yàlla na yàlla fayal ñu. Madame la directrice de l'hôpital bala maa ñëw ci yow ñu may ma rek ñu gërëm jam ji taxaw chef de quartier yëpp tey dañoo bëgg dañoo yëg ni kenn nit ci seen biir am na taxawaayu mën a xam li askan bi bëgg mu ciy dox suba ngoon te du sonn du tàyyi taxaaru ci dara lu dul payooro suñu borom muy El Hadji Idrissa Diaw jërëjëf. waaye bi ma toogee léegi dama jot ñaari message benn bi jógee ci ministre chef de cabinet du président de la République suñu frère Ousmane Baro mu yóbbante sàkku ñaan wala ni ci kër gi la bokk te mi ngi ànd ak ñun ci jotaay bi Ousmane Baro ay tënku administration ci wetu njuuti réew mi en tant que son chef de cabinet moo ko téye waaye ñu la war a àndal fii. ma jotaat beneen message boo xam ni léegi Thierno Souleymane Gassama mën na ko seede muy le directeur des affaires religieuses bu présidence de la République di suñu sëriñ suñu xarit le professeur Djim Dramé léegi la woote moom tam di wax ni ngi àll bi gis waaye kii ñu tax ñu jox ma kàddu gi tey may ko sam ma bay ba njàll may ko naa bay la bismillah kii ñuy kuddee hôpital bi tey muy Thierno Mouhamadou Mansour Baro ku yàlla namal yiw wala yàlla namal la sutura war laa roof doole ak karange war ngaa bàyyi xel hôpitalu Mbour bi ndax jàmbaar ji ko tuddee tashabbahu in lam takun mislahu inna tashabbuha bil kirami rabbaahu. Thierno Mouhamadou Mansour Baro fu mooy bàyyi njàll non bàyyi nañ bàyyi ba njàll parce que vraiment si cafouillage la moom waaw ñu ñooy kilifa yi waaw loolu Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le préfet du département de Mbour, Messieurs les représentants du ministre de la Santé, Monsieur le maire de la commune de Mbour, Monsieur le représentant du conseil départemental de Mbour, Madame la directrice de l'hôpital de Mbour, Monsieur le personnel soignant et administratif de l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Ahmad Baro de Mbour, Monsieur les intervenants en propreté, hygiène et santé de l'hôpital de Mbour, Messieurs les patients, Messieurs les malades, qu'Allah répande sa santé sur vous. Honorables invités, autorités religieuses et coutumières, par la grâce de Dieu, je prends la parole au nom de la famille de notre vénéré guide, Cheikh Seydi Mouhamadoul Mansour Ahmad, Ibn Thierno Ahmad Baro. Je m'exprime au nom de Thierno Cheikh Ahmadou Tijani Baro, Khalif de la famille de Thierno Ahmadou Baro, et au nom de l'ensemble de la famille
de Thierno Mohamedoul Mansour Ahmadou Baro avec une profonde émotion et un grand sens de responsabilité. Nous rendons d'abord grâce à Allah, le Très-Haut, qui nous réunit aujourd'hui en marge de la ziara annuelle de Thierno Mohamedoul Mansour Ahmadou Baro, organisée les 9, 10 et 11 janvier. Et dans la journée d'aujourd'hui, celle du 10, est consacrée à l'inauguration officielle de ce centre hospitalier qui porte son nom. Ce moment revêt une signification particulière car il unit la mémoire spirituelle, le recueillement et l'action concrète au service de la vie humaine. Allah, exalté, nous rappelle dans le noble Coran, et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Surat Al-Maïda, verset 32. C'est dans cet esprit que s'inscrit l'inauguration de ce centre hospitalier. Au nom de la famille, nous exprimons notre profonde gratitude à l'État du Sénégal, aux autorités sanitaires et territoriales, ainsi qu'à tous les acteurs techniques et humains qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure. Nous saluons également la décision forte et hautement symbolique de donner le nom de Thierno Mohamedoul Mansour Ahmadou Baro, non seulement à ce centre hospitalier, inscrivant son héritage spirituel et moral dans l'espace public et dans la vie quotidienne des populations. Thierno Mohamedoul Mansour Ahmadou Baro n'a jamais cherché les jeunes. Il a consacré sa vie à l'éducation spirituelle, à la rectitude morale et à l'apaisement des cœurs. Thierno Mohamedoul Mansour Ahmadou Baro fut également un voyageur de la foi et du lien, un homme dont le périple spirituel a dépassé les frontières. Il a sillonné le monde avec constance et humilité, parcourant l'Afrique, l'Europe et l'Asie, non par goût de la renommée, mais pour élargir l'horizon de la tariqa tijaniya et rapprocher les cœurs. En Europe notamment, en France, son action spirituelle et sociale a été reconnue au plus haut niveau. Il y fut élevé à la Légion d'honneur et la ville de Mantes-la-Jolie est devenue un lieu emblématique de son rayonnement à travers le Dakar annuel organisé en France, qui a contribué à faire de cette cité un espace de rencontre spirituelle, de fraternité et de transmission. Soucieux de l'importance spirituelle du Dakar et conscient que nombre de fidèles n'avaient pas toujours la possibilité matérielle ou physique de se rendre à Médina Gounass, Thierno Mohamedoul Mansour Ahmad a fait preuve d'une grande clairvoyance et d'une profonde compassion. Il a ainsi œuvré à rapprocher le Dakar des disciples en organisant, en encourageant et en instaurant des Dakar à l'intérieur du pays, mais aussi au-delà des frontières, notamment en Guinée, en Gambie, au Mali, entre autres. Par cette initiative, il a permis à des milliers de croyants de vivre ce moment spirituel majeur sans que la distance ne soit un obstacle à l'élévation, rappelant que l'essentiel du cheminement réside dans la sincérité du cœur et la fidélité à l'esprit de la voix. Son attachement à la source de la Tijaniya fut constant et profond. Il se rendait régulièrement à Fès pour se recueillir auprès de Cheikh Ahmadou Tijani, jusqu'à avoir une maison contiguë à la Zawiya, signe de sa proximité spirituelle et de sa fidélité
à l'héritage du fondateur. Mbour, je suis le représentant du conseil d'administration de l'hôpital, chers membres des forces de défense et de sécurité, Madame la directrice de l'hôpital Thierno Mohamedou Mansour Baro, mon colonel Saho, directeur des établissements publics de santé, Monsieur le directeur régional de la santé, Dr Mama Moussa Diaw, Thierno Ibnou Omar, représentant du Khalif de Thierno Mohamedou Mansour Baro, chers membres de la délégation du Khalif de Thierno Mohamedou Mansour Baro, chers membres de la délégation venue du Fouta, aux îles, autorités religieuses et coutumières, chers invités, je salue aussi la présence de l'artiste M. Pape Diouf. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin au nom de M. le ministre de la Santé pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la célébration d'hommage de l'IRUS parrain de l'établissement public de santé Thierno Mohamedou Mansour Baro. Établissement qui porte son nom depuis 2021 et qui a été très bien accueilli par toute la population sénégalaise. Je voudrais à l'entame féliciter Madame la directrice, mais aussi le comité d'organisation pour cette initiative heureuse qui vient à son heure. Remercier aussi et féliciter le personnel de santé, les médecins, qui travaillent avec efficacité dans la prise en charge de la santé des populations, malgré les conditions de travail difficiles. Remercier aussi le colonel Saho pour sa présence, mais aussi pour la présence de tout le ministère. Remercier aussi le Dr Mamou Moussa Diaw, qui gère la santé au niveau régional. Mesdames et messieurs, cette cérémonie s'organise en marge de la ziara annuelle de Thierno Mohamedou Mansour Baro, revêt une signification particulière, car elle est un moment de prière et de recueillement et d'exaltation de l'action du parrain au service de la vie humaine. En effet, Thierno Mohamedou Mansour Baro, figure emblématique de l'islam, a rempli sa mission sur terre avec succès. Entre autres missions, Thierno Mohamedou Mansour Baro a consacré toute sa vie à l'éducation spirituelle. Il a consacré toute sa vie à l'entente entre les communautés. Il fut un ambassadeur de la foi et a contribué au rayonnement de l'islam et des cœurs, ce qui lui vaut sa décoration à la Légion d'honneur. Il est aussi à l'origine de la décentralisation des Dakar du pays, mais aussi à l'extérieur du pays, au-delà de nos frontières, notamment en Guinée, en Gambie et au Mali, entre autres. C'est donc avec beaucoup de fierté que le Sénégal a accueilli le choix de son nom pour être le parrain de l'hôpital de Mbour. Mesdames et messieurs, l'établissement public Thierno Mohamedou Mansour Baro, composé d'hommes et de femmes dynamiques, avec beaucoup de spécialités, joue pleinement sa partition dans la couverture sanitaire des populations. Néanmoins, l'infrastructure reste confrontée, on l'a dit, à un besoin d'extension pour mieux s'adapter aux besoins du département. Nous profitons de cet instant pour aussi réitérer le vœu devant le ministère de la Santé que ce centre remonte en puissance progressive et évolue vers un hôpital de niveau 3, voire de niveau 4, afin de répondre efficacement aux besoins sanitaires des populations. Mais en tout état de cause, l'espoir est permis, car cette aspiration s'inscrit pleinement dans la nouvelle vision des autorités, inscrite dans un horizon de 25 ans, en mettant en place un système performant de santé accessible à tous. En effet, une bonne politique sanitaire devra permettre d'assurer les services de santé accessibles, de qualité et de façon inclusive. C'est pourquoi l'État du Sénégal mettra en place, dans le cadre de la stratégie nationale de développement, les axes suivants.
l'élargissement de la carte sanitaire, notamment le renforcement des établissements sanitaires militaires dans le pays, le renforcement de la lutte contre les maladies non transmissibles, le relèvement du plateau technique, le renforcement des établissements sanitaires en personnel médical spécialisé, la gouvernance de la santé sur les besoins des populations et leur responsabilisation dans la gestion des structures, la mise en œuvre de ce que l'on appelle le monitoring des projets d'établissement et la vigilance technique au niveau Vision Sénégal 2050, le renforcement de la surveillance et la prévention par la mise en place d'un Institut national de santé publique, mais aussi assurer la prise en charge systématique des urgences sanitaires. Je n'oublie pas le renforcement de l'usage du numérique et la souveraineté pharmaceutique et sanitaire. C'est une grande ambition et nous pensons que le département de Mbour ne sera pas oublié dans cette vision des nouvelles autorités. Telles sont les grandes lignes de la politique sanitaire des nouvelles autorités et pour permettre aussi de rassurer le personnel mais aussi toute la population de Mbour. Nous sollicitons auprès du Khalif, de Thierno Mohamed Mansour Baro, des prières pour la réalisation de cette ambition très noble. Nos prières aussi vont à l'endroit de nos malades qui sont ici et qui sont perturbés entre guillemets pour un moment. Et nous profitons de l'opportunité pour demander notre clémence parce que après tout c'est quelques moments de tranquillité qui est perturbé. Solliciter aussi des prières à l'endroit de M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'endroit de M. le Premier ministre Ousmane Sonko et de l'ensemble du gouvernement pour la réalisation des ambitions pour le Sénégal. Confier l'établissement public de santé aux populations de Mbour, aux élus de Mbour, à la commune, le conseil départemental, mais aussi à la famille. Il l'a dit, le colonel, il faut un dialogue entre la santé, mais aussi la communauté. Et nous pensons que la famille Baro apportera sa partition dans le relèvement du plateau technique, mais aussi dans l'apaisement au niveau social. Nous demandons aussi à la diaspora de s'impliquer davantage pour accompagner l'établissement public de santé. Donc je termine par féliciter le comité d'organisation pour la parfaite organisation. Féliciter Madame la directrice. Vous réitérez l'engagement et l'accompagnement de l'État pour un climat social apaisé au niveau de la suite. Donc aussi wolof bëggoon naa ko def ci tukulóor mais waktu fudura fandira koy paal sabi juuragul khalifa mawdo men si gandaɗo mashhur wa yaaduna ko ceerno men Mouhamadou Lamine Haydara Abba Sharif andira nden waaw xanaa kontaan rek ñëw fekk si sunu kilifa Thierno Ibnou Baro nga xam ne moom famille bi nga xam ne yàlla dogal na ma am fi soxna mu nekk sama mag di sama kilifa di sama waajur waaye bés bi nag tey dafa rëy lool si ñun ndax Thierno Mansour Baro hôpital bi ñu ko tuddee ndam la si islam waaye ndam la si Mbour waaye ndam la ci famille Ibnou Thierno Mansour Baro ma bëgg loolu nag tey ñëw teew Thierno aci bismillah meɗen ceerno Mouhamadoul Mansour Ahmad radiallahu taala anhu hande mbaɗen ɗen inauguration o le 10 wonde représentant ministre de la santé et préfet et maire Mbour e dendagal ɓesgu galle ceerno Ahmad Baro radiallahu taala anhu foof kamɓe foof e gaari hôpital o innirama ceerno Mouhamadoul Mansour mo ganduɗa ko goto e mawɓe ndiɗo leydi e mawɓe e oɗo l'islam e oɗo diine e oɗo tariqa tijani ganduɗa omo hande ɗum ɗo eko wona ɗum eko wona ɗum ko wona ɗum ɗum ɗo ko fuɗɗode tan to Allah jaaɓi kam eɗen mbiyanno wonde tampanoɓe Allah ɓe aduna tampanat ɓe tan eyyi kala noon mo tampane aduna tampina ɗum ceerno noon jeeya koye tampanɓe Allah eɗen ñaago ɗum ɗo yo Allah waɗa hôpital o ummo e oɗo niveau mo woni ha yaaha niveau 3 niveau 4 ha ganduɗa o jeeya e hôpital uji ɗi ganduɗa kala mo Allah addi ɗo Allah hokka ɗum cellal barka guinniraɗo ɗum o bi jeehi rasulullah eɗen gaari noon e gardugol ceerno meɗen mawni meɗen ceerno Ibnou Omar Ahmad ceerno Mouhamadoul Mansour e yamirore ceerno Cheikh Ahmad Tidiane Baro khalifa général o e dendagal dental ngal foof e dendagal fuutankoɓe arduɓe ɗo on calminama on jarama ko ɗum tan wonno ñalawma hande o on jarama e dendagal diaspora o fof ari kamɓe fof ɓe gaari eɓe ñaagui dendagal mo ganduɗa ene andi ɓesguji men ɗi e galleji men ɗi waɗa hen juuɗe muɗum hôpital o ko hôpital meɗen
so ɓamtima ko enen ɓamtani enen fof daroɗen hen kala ɗo ballal wawi ummorade eɗen eero ngono erago noddude julɓe ɓe e yimɓe ɓe andude hôpital o ko hôpital meɗen kala ko neɗɗo waɗi hen ko Allah waɗani mo hattujine gueɗe kewɗe e yettude kadi Idrissa Diaw mo ganduɗa sababuji kewɗi alhaali hôpital o e alhaali inde nde fof koye juuɗe makko Allah rewni ɗum kanko ne yo Allah yobmo moƴƴere bi jaahi rasulullah indallah e dendagal dariɓe hen ɓe fof en mbawa gaynide fof ci wolof waaw dañoo ñëwoon tey bési tey bi nga xam ne moo nekkoon le 10 nga xam ne dafa tombé tamit ci ziyaar yi nga xam ne moom la ñuy defal Thierno Mouhamadou Mansour Ahmad muy le 9 le 10 le 11 tey nag bési le 10 bi dafa amoon journée boo xam ne bu particulier la muy inauguration turi Thierno Mouhamadou Mansour Baro ci hôpital Grand Mbour tuddee woon nañ ko mais tey lañ ko doon inauguré ci teewaayu représentant président de la république ministre de la santé ak préfet ak maire dëkk bi ak waa kër Thierno nga xam ne Thierno Ibn Omar Baro moo jiitu woon délégation bi ci ndigali Thierno Cheikh Ahmad Tidiane Baro mu Thierno Ahmad Baro xalifa bi ñoo ñëwoon tey di ko inauguré di wax ne hôpital bi ñëpp lañu na ci ñëpp jàpp na ci famille bi jàpp na ci taalibe yi jàpp na ci bépp jullit jàpp nga xam ne suñu hôpital la lépp loo ci def rek sa bopp nga ko defal julli ñi nga ko defal waa kër Thierno nga ko defal ñu ngi oo ñëpp ci loolu di sant Idrissa Diaw mi nga xam ne sabab yu bëri ci loxoom la ko yàlla jaaralee di sant mboolem ñu ci taxawoon di wax ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla di oo ñëpp ci ziar bi incha allahu taala tey la ak suba la ñuy def cérémonie officielle bi ci li ñuy tëj ñaan yi ndaxte ay bési ñaan la ak delloo nit ñi ci yàlla waar leen li nga xam ne noonu la Thierno nekkee woon ci loolu rek la ñu nekk incha allahu taala ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. تعلم فوائدنا فقدها تعلم أمراضنا فاشفها تعلم أمرنا فاكفها وتعلم مرادنا بلغها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى واسع الكرم فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله دين سيدي برو Thierno Mansour يا ربي سلم كسا هاندو تدامبور كان دلتا ما غردو دا غوبي بيد النبي sappo otoji enen jokke Thierno Mansour gila boyinnaji ha ndar ñande mum ñaldi pandagol himmeji ma seydi ñang e alhaji Mansour sayino jaɓɓungal ndar on jamma ɗoyli bedda ene himmira bismagol o Thierno Mansour galle Thierno heewi dak tagol e alhaji Mansour koɗe dante ndar beltina